li xanaa yëkkati rek ay kàddu njàll jëmale ko ci jëmm jooju ñu doon confirmer léegi ne ñàkk na bakkanam ak circonstances yu mu ko mën di ñàkkee rek. ñoo ngi ñaan sunu borom mu xare ko aljana. leneen li tamit mooy sentiment de tristesse la Macoumba ak de désolation ndax yàgg nañoo wax ñi ñuy bàyyi xel yëpp yàgg nañ ñoo dégg ñuy wax ne ana sunu médiation ci sunu réew ana sunu ay ñoo xamante ni ñoom ñoo war di tànkaafu balaa mbir yi di xew mécanisme yoo xamante ni dinañ ko teg en place de médiation boo seetloo mbir yi di xew yëpp dafa am ay institutions yoo xamante ni ñoo constitutionnel ou non yoo xamante ni ñoom ñooy nasax benn défaillance institutionnelle boo xamante ni day gis mbir mi di raam di ñëw ci ñag bi ñu xam ne ci ñag bi la ñoom te kenn du ko dànkaaf te loolu dafay li ci jiitu jàpp naa ne mooy ñu fexe ba lii di kóolute dellu siwaat ci diggante ñi nga xamante ni ñoom ñoo seq langue gi ak langue gu mu mën di doon rupture de confiance boobu am tey entre les acteurs moom moo nekk feebar bi gën a métti bi dal lii ñu tuddee démocratie Sénégal ndax kenn wóoluwul kenn xam nga li xew ren ci direction générale des élections ci histoire du Sénégal fàttalikuwuñu fu mu xew ci politique mooy kenn ku ci nekk ci say liste morom ngay xëy di ko lux mbóot di fa génne loo xamante ni mën naa tax du bokk. loolu nekk benn rupture de confiance boo xam te dañoo jàpp ne démocratie la participation mooy la règle daanaka nun mën a def ba nit ki bokk loolu dafa am solo loolu moo tax ñun ci posture bi ñu am ak taxawaay bi ñu am. jàpp nañu ne institution yi dañoo atteindre seen i limites ba dañ koo war a joyanti. te war a dellu si waat culture de confiance boobu am ci sunu biir loolu moo tax ñun dañuy proposer une haute institution boo xamante ni dafay gérer une haute administration boo xam dafay gérer la démocratie une autorité suprême boo xamante ni moom lii nga xamante ni mooy moom la ñuy waxtaane ci politique te dee Mamadou Diop dee terewul mu ñëwaat Bassirou Faye dee terewul mu ñëwaat Balla Gaye dee terewul mu ñëwaat noo def rek ñu fexe ba bés di ñëw ñu jàpp ne bu ay nit deeyee mbir mi dina saafarawu te nit ñi bu ñu deeyee doomu jàmbur yi bu ñu deeyee mbir mi du saafarawu mais loolu il faut que ñu jug ci il faut que dee ñu bañ ko banaliser jàpp ne bu kenn rek deeyee na ñëpp xam ne kooku dee dafa mel ni ci sa kër la deeyee mu war a rëy ci yow mais mënuñu aussi jamono bu nekk ñu jàpp ne mais finalement suñu démocratie ça va nous coûter très cher. mais ci wàllu médiation yi kan nga yaakaaroon ni waroon na waxtu waxut. mais ñi ci jiitu mooy les institutions constitutionnelles. dafa am boroom xam-xam bu tudd Habermas dafa wax ne espace public mu ne à la différence de la jungle espace public c'est un espace de conflit à la différence de la jungle ici le conflit est institutionnalisé et devrait déboucher sur un consensus bu ñu koy wax ci olof mooy maanaam penc mi bu ñu ci nekkee maanaam di xiiroo ak di ŋaayoo mënta ñàkk waaye jamono bu nekk xiiroo beeg ŋaayoo bi war nañoo fekk ku ñu yilif ca kaw nga xamante ni jamono bu nekk moom moo war a fexe ba loolu mujj ci jàmm te dafa war a gën a dëgëral sunu ni ñu war a pencoo li nga xamante ni moom mooy penc mi et te loolu mooy défaillance bi may wax aujourd'hui boo jëlee la direction générale des élections mais direction générale des élections warul rek ñu koy dégg ci bu élection jotul jàpp naa ne bu ñuy waajal élection ci ñaari at wala benn at war na di waxtaan ak acteurs yi war na di diisoo ak ñoom war na di leen wax li ñu war a moytu l'autre aspect c'est le conseil constitutionnel qui doit avoir cette démarche pédagogique et didactique leneen li nag mooy ñii di politique dañoo foog ne réew mi ñoo ko moom te réew mi moomuñu